suñu culture j'aimerais que ñu ñëw rejoindre ñu léegi ni Pape Doudou ci plateau bi en même temps ñu recevoir président wu association Ndimbal Njaboot ñu ngi lay nuyu bu baax Ngagne Marie Sebor merci d'être là à propos de valeur ak tradition jarta fàtte ndax nit du bàyyi josam bërki démb rek xarafal ngeen lu toll ci 212 xale te loolu gis naa ni xale yi xewal nañu ko léegi invité nañu bu yàggul ay xale yoo xamante ni seen koñ dañoo jël seen rakk yi fa nekk yëpp defal leen xaraf collectif ba organiser leen ay kasak et tout ça dinañu ñëw ci li ngeen di préparer 15 août yaa ngi ànd ak ay jigéen ñu taaru ñu def seen ay déguisement yoo xamante ni ci wàllu traditionnel la bokk mais d'abord wax ñu tuuti ci association bi ak lu tax at bu jot ngeen di dajale ay xale yu bëri pour defar leen pour xaraf leen. salaamaaleykum d'abord. sama ru sant ni ki ko sàkk muy Allahu julli si yeneen tedd ba yaa rasulu dellu gërëm samay waajur wàkkirlu maa ngi tudd Ngagne Marie Sebor di président association Ndimbal Njaboot aide familiale. waaw déjà damay présenter déjà soxna yi taaru yi taxaw donc di membre association Ndimbal Njaboot nga wax lu am solo donc lii dañ ko delloowaat tuuti. xanaa mooy carte de membre ak déguisement finalement. waaw Pape Cheikh lii dafa am solo culture dafa am solo. donc ren en général ñun suñuy programme yëpp si biir vacance bi la. mais ren dañu choisir cosaan. maanaam lépp lu ñuy def dañ koy jëmal delloowaat si démb. ñu commencé ko déjà si néegu góor. quand on dit néegu góor benn programme la si biir association Ndimbal Njaboot aide familiale. ñu tuddee ko néegu góor sur construction gratuite. yàlla dimbale ñu daaw moo nekkoon première édition. ñu jéem ne dañuy xarafal 200 xale. yàlla suñu borom suturaal ñu. ñu dem ba 168 xale. su ma juumul daaw. ren aussi ñu ñëwaat. ni dañu bëggaat objectif egg 200. yàlla dimbale ñu xarafal 212 xale. très bien maanaam may leen yëre. xarafal leen jox leen médicament def li si war a yëpp. mais bu ñu nee xarafal aussi dafa am lu mu àndal maanaam dafa ànd ak lël. ànd ak kasak. te muy loo xamante ni li tax ñun ñu choisir programme bi. gis nañ ni. dafa nekk loo xamante ne dañ benn valeur boo xam ne dañ ko commencé di perdre. kasak koy commencé bàyyi waaw dañ koy bàyyi te dafa am li nga xamante ni maxul lébu gi wéy na ko. nee na li fi maam bàyyi woon. bàyyi yàq na ko ndaw ñi sànku nañu. dëgg la. keroog Mariane maa ngi koy dégg mu wax lu am solo. parce que bu njëkk dañuy boole doomu diw boole xale yooyu yëpp dugal leen si lël. léegi jamono ngi dox ba ku si nekk sa appartement nga nekk. sooy jóg di jongali sa doom doo tàggu kenn. dëgg la. te loolu dafay am beneen ñàkk jom bu muy dugal si xale bi. xam nga lu tax lël am solo. mooy da ngay jël doomu ex-Aïdes jël sa doomu diw. lël ba dafa am ay secret yu fa am entre les enfants. xam nga la xale bi day gaaw a jooy. dañuy nekk nu ñu xam nu ñu dundee en société. ba pare dafa am ay secret buy nekk entre ñoom maanaam kii day gaaw a jooy. kii day sawlal. kii day xasanu. maanaam ku si nekk ak si biir lël ba la lay dal. donc foofu dafay am ku si nekk secret booy teel sa morom. dëgg la. boo xam ne c'est entre vous yaay fekkewul jarbaat fekkewul kenn fekkewul. entre góor. loo xamante c'est entre vous. léegi loolu da ngeen di dem ba benn âge kii day am 18 ans wala kii am 20 ans ngeen daje si beneen bërëb. déggal toogal boo gis amul atte rek ku ñu rusul moo fa taxawul. toogal boo dégg. ku ñu rusul moo fa taxaw mais am na néegu góor bi fuy ex-Aïdes ñëwee xool ma rek ma xool ko. ex-Aïdes bu ne Sebor bàyyil damay bàyyi. dëgg la parce que am na benn secret bu ñu liyee si biir lël. waaw donc loolu dafay indi benn kersa sama diggante ex-Aïdes benn genre sama nawle la. dëgg la sama xarit la. sama mbokk la kon waruma wax bàyyil ma bàyyi. waaw mais foo dégg lay xeex bàyyil kenn mënul àtte rek. mooy dafa am lu leen lien wul te lien dafa am solo. parce que tey boo demee sur internet nga bëgg a copier benn lien pour partager ko lien boobu day fort ba nga xam ne boo ko partager adduna bee si jot parce que c'est un lien dafa am lu leen boole. c'est bien ça donc ñun cosaan dafa fort si doomu aadama. donc suñ ko bëggee bàyyi muy réer di dem di réer. donc xale yi ñooy sànku. donc objectif mooy vacances yi bañ a bàyyi xale yi ñu def fi leneen ngeen initier waat leen ci valeurs yi fi nekk quoi ci wàllu cosaan. c'est très important c'est bien ça oui, c'est très important. donc xale yi def nañu kasak bi wala. waaw def nañu kasak bi le 28 moo nekkoon kasak bi. oh mënoon ngeen ñu invité. waaw mais seen i éléments ñëw nañ jël nañu. dañoo xaraf si woon suñu éléments yi. non dañoo ñëwoon jël
jël élément ay pas la ñu de ñan ñoo ñëwoon ci élément non jël nañ kasak bi dañu jël si woon kasak bi waaw dañu jël kasak bi d'accord donc mais buy am déwén moom naa yóbbu booy yi waaw am na solo sama doom ñoom Pape Dia Pape Doudou Gili il faut que ma yóbbu leen déwén ci xaraf groupé bi donc pareegu leen en plus de dugal xale yi ci initiation yooyu mag ñi tamit le 15 août da ngeen jël ay veuve naka la ñu tuddee veuve ay jigéen yu tënj ay jigéen yu tënj ngeen leen di dimbali waaw mais Pape Cheikh balaa nga baal ma tuuti balaa maa ñëw si un parrain pour une veuve. boo ci ñëwul sa taa dina dem de. waaw non c'est que damay lancer benn damay profité di ñëw xaalis li nga bëgg a wax yëpp. waaw non damay lancer benn message ministre de la culture parce que déjà invité nañ ko woon pour mu ñëw si kasak bi. parce que bu ñu nee ministre de la culture wala ministre du tourisme. dafa am li nga xamante ni mooy dundal l'Afrique. donc ñoom suñ si dugalul seen loxo maanaam suñ ko dooleelul. kon tourisme bi ñuy waxati amatul sens amul lenn lu tubaab yi ñëw di xool fii lu dul lii les valeurs yi nii amul lool. donc ñoom ñoo war a gën a insister que kasak yi di am ñu si di ko dooleel. donc loolu dama leen di lancer un appel. Latif Coulibaly moom je sais que dafa disponible lool day dem ci lépp xanaa mu ñàkk koo yëg mais certainement bu ko yëgee nii à travers lii xëy na dina ñëw mu jàpp ci parce que lii day suqali culture day suqali aussi tourisme bu baax donc ma ñëw si point boobu point bu am solo parce que mooy suñu 4e édition donc un parrain pour une veuve ñëpp xam nañ ni veuve yi dañuy jàkkonteeg ay jafe-jafe yu doy waar après disparition de leur mari parce que waxoon naa ko ci émission ba le passé jigéen kenn kese la am sañ-sañ poñe ni ko tey di nga ma jox dépense balaa ngaa génn kër gi mu jaral ko sax mu dagg bouton borom këram poñe ko téye ni ko di nga ma jox dépense xam nga dafa am benn yaakaar bu am ci diggante jëkkër ak jabar mooy soxna da ngeen di tëdd ci benn lal timis jot mu ne la jox ma dépense nga ne ko indaalewu ma dara d'accord wax nga ko mu dégg ngeen toogaat ba fajar mu leer ka ni dugg nga ci toilette yi sangu nga yaa ngi pare pour xëy mu ne laa joxaat ma dépense donc dépense bi laaj na la ko ñaari yoon laaj na la ko ci timis bi ngay demaat di xëy mu laajaat la ko encore le matin kon yaakaar boobu dafa fort kon ki nga xamante ni benn espoir nga amoon ci moom yaakaar ko nga xëy gisatoo ko mu bàyyi la njaboot gu sew kooku su amul taxawu dafay am beneen melokaan bu muy doxee ci àddunaam donc pour leer wax leen ni am ngeen ay jarbaat am ngeen ay càmmiñ am ngeen ay xarit moo tax ñu créer programme bi tuddee ko un parrain pour une veuve di chercher ay parrains yoo xamante ni chaque année dañuy dimbale yoo xam dañuy verser 65000 wala ñu jël ceeb diwlin suukar meew d'une valeur de 65000 ñëw parrainer ko benn veuve mais li si gën a am solo ren mooy comme culture la ñu wax comme cosaan la ñu wax ren dañ ne dañ koy yóbbu Casamance donc comme Casamance la ñu jëm te ñëpp xam ne ni Casamance jamono ñu génn ñi fa ñàkk seen i borom kër dafa bari ñi demoon si àll bi di dem di wuti mat ñu rey seeni jëkkër ñu toog ba tey donc yaakaar googu nekk fi gisatuñu jëkkër donc moo tax cette année ñu ne lépp dañ koy yóbbuwaat si cosaan yóbbu ko si dëkk bi nga xam dafa riche xam nga dafa am cosaan dafa am aada pour dimbale leen si une valeur de 65000 maanaam ceeb diwlin suukar meew pour chaque veuve d'accord en plus de ça yéen a ngi jàppale tamit famille yi ci xaru tabaski waaw dafa amaat beneen programme bu ñu wax une famille un mouton parce que gis nañ ni jamono ji léegi dafay gën a métti te fête tabaski nekk na benn fête bu am importance boo xamante ni xale bi bu yeewoo gisul papam yeew xar rek addunaam day tukki te chaque instant danaan papa ana sama xar ana sunu xar donc papa ji dafay am benn fitna boo xamante ni dafay tegu si kaw Pape Cheikh dama lay nettali benn histoire boo xam ne histoire bu réel la waa ji dafa yeewu amul xar doom ji ne ko papa ana xar parce que tabaski bi 5 heures de temps moo des tabaski jot papa ji ne ko xaaral ma ñëw papa ji ñëw ba si daral bi gis benn waay buy waxaale benn xar à 65000 francs mu waxaaleeg waa ji ba waa ji fay xar bi mu fayee xar bi mu jékki-jékki jox waa ji xar mu dem waa ji si boppam bi nga xam ne doom ji moo ko doon wax ana xar mu ñëw poñe pël bi ne ko mais man maa ngi la jox 65000 te joxoo ma sama xar mu ne ko non yow joxoo ma 65000 ki ma jox 65000 jël na xaram dem mu ne ko 65000 maa la ko jox coow lu bëri gendarme bi ñëw daan ne lu xew mu ne ko mais dama ko jox 65000 te joxuma sama xar léegi gendarme bi daan ne ko mais kii daf la jox 65000 mu weddi mu ne ko 65000 mi ngi si poosam gendarme ni ko génneel 65000 mu génne 65000 ñu compté muy 65000 gendarme ne ko c'est vrai jox na la 65000 mu ne ko non joxuma ko ki ma ko jox dem na waa ji gendarme ne ko xoolal jëlal sa xar nga dem sa yoon
waa ji jël xar dem ba tabaski bi weesu ba mu am 1 mois mu amaat 65000 mu delluwaat si borom xar bi ne ko nga baal ma àq jaaxle ak njaboot gu ma jiital moo taxoon ma def li lii waaye sa 65000 a ngi donc kon ñu si bëri ak façon bi fitna bi tegu seen kaw donc pression la boo xamante ni famille yu bëri daf leen di sonal donc loolu moo tax ñu xalaat ne tabaski la boo xam ne ñëpp si am soxla donc ñu créé programme tuddee ko une famille un mouton di si woo Sénégal yëpp. ah oui donc tàllal nañ loxol ñëpp. ku leen mën a jàppale nu muy def numéro téléphone. waaw képp ku bëgg a jàppale am na solo waaw képp ku bëgg a jàppale l'association Ndimbal Njaboot aide familiale. mën nga woote si 77. 949 87 87. 77 949. 87 87. voilà jërëjëf. voilà merci en tout cas kontaan nañu j'aimerais ñu wane leen bu ñuy génn ñoom ñëpp parce que lii c'est très joli. nii ñu solo nii lépp rek ci wàllu aada ak cosaan Ngagne Marie Sebor ñu ngi lay gërëm bu baax président. association Ndimbal Njaboot xaraf ay xale ba noppi itam dimbali ay veuves. et puis di jaajëfal aussi Moussa Dia Versailles Brooklyn. Ngagne arrêté waaw mooy parrain d'honneur l'association Ndimbal Njaboot. gis nga Ngagne yaa ngi ñu gën di tooñ ah. voilà moom sax moo tax ñu invité leen. moo tax ñu woolu association bi. ci social bi muy def moom Moussa Versailles nekk États-Unis ak jabaram Mina ak Mohamed donc ñoom jàpp nañu ci combat wu association Ndimbal Njaboot bonne chance en tout cas ñun bu ñu gisee kuy def social dañuy rafetlu liggéey bi merci beaucoup Ngagne Marie kontaan nañu ñu ngi lay gërëm bu baax